asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan di leen jaajëfalaat rek ci seen émission bi di waar wi tey nag waar bi dafa nar a spécial ndax édition spéciale lañ leen indi rek ci wàllum waa këru docteur ndax bi fi mbas mi amee ba léegi rek togguñu benn yoon lépp loo xamante ne rek war na ak askan bi rek ñu ngi koy def ñu ci mel ni ICP yi fi nekk ak maternité ñi fa nekk nag ñooy bàjjenu gox yi di présidente bàjjenu gox tamit di ngeen ko dégg tey ji rek ci waar bi mu àddu ci rek wax ñu rek ñoom en tant que bàjjenu gox nu ñu doon amalee seen liggéey fii ci commune bi ak naka la ñu doon sensibiliser kon lépp loo xamante ne rek mbas mi bi mu fi amee ba léegi rek waa kër docteur yi fi nekk fii ci commune bu Bargny doxee woon nañu ko rek tey jii dinañu àddu ci bile émission kon mbokk yi topp leen ñu rek ci seen waar wi spécial kër docteur rek ñu wan leen tey jii rek ñi fi nekk fii ci commune bi naka la ñuy amalee seen liggéey. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? gis ngeen rek bi ñu yegsee fii ci maternité bi rek disposition yi ci war yëpp ñoom jël nañ ko ndax raxasu bi ba léegi am na fi thermoflash bi gis nga boo yegsee moom lay njëg moom lañ lay defaral rek boo raxasoo ba pare mu mel ni waa maternité bu Bargny rek bàyyiwuñu gannaaw benn yoon rek li nga xam ne digtelu kër docteur yi ni ñu leen ko waxee ñu ngi koy defee rek ni mu waree ndax biñ fi yegsee tamit gis nga patient yi ñu fi fekk tamit respecté nañu distance bi nga xam ne moom lañ leen wax kon mu mel ni rek waa maternité ñu ngi wëyal rek di doxee xeex bi nga xam ne moom lañ ko wax ndax mbas mi mu ngi fi nañ ko wax ni ñu koy waxee kon xeex ko mu jóge fi rek la ñu bëgg ba Bargny mën a am 0 cas ñaar ñi ma feggool nag moom mooy maîtresse sage-femme bi di Degen Gaye nekk fii ci maternité bu Bargny ak Mame Lena Ndiaye nekk présidente bàjjenu gox yi dinañu ci àddu wax ñu rek ñoom tamit ba léegi nu ñuy woyalee rek xeex bi ci mbas mi Degen nuy naa la. waaw Nabou maa ngi lay fay waaw comme ni nga ko waxee rek du ñu dellu gannaaw benn yoon du ñu bàyyi benn yoon li nga xam ne mooy digle yi waa kër docteur digle ko kilifa yi digle ko tey lañ si gën a taxaw ñuy ñaax population bi tam ñu gën si jàpp ndax ñun rek bu ñu koy xeexee du dem il faut xeex bi xeexu population bi la il faut que population bi yëpp jàpp si te loolu gëm naa ne suñ ko defee léegi mu jóg fi. ku ne sage-femme rek Tadegen dañuy faral di wax ne di xalaat ne jigéen ñi ñoo fiy ñëw lu gën a bëri mu ci mën ni jigéen ñu weeru li mën nañ ko wax nan rek ngay amalee rek sa liggéey ak ñoom ak mbas mi nga xamante ne moom la fi nekk ci ay yenn matukaay tamit. waaw xanaa di leen wax rek li ñuy jàngale ñuy bàyyi dajaloo même bu ñu ñëwee fi gis na ñun niñ ko organisé dañ leen def ba nga xam ne au moins nañ respecté distance 1 mètre raxas loxo yi ba mu set. booy génn sa kër na nga war a raxasu ak saabu ba set doo génnaale dara sa loxo boo demee buy ñëwaat sa kër tam na nga war a raxasu ak saabu doo dugalaale dara sa kër gis nga fii bunt bi boo ñëwee li nga jëkk a def mooy nga raxas sa loxo ba mu set ñu defal la thermoflash ñu xool la ndax sa yaram tàngul man daal li may digle da nga xam ne pour mbas mi jóge fi Nabou nañu góorgóorlu si raxas ak saabu yi loxo yi buy set rek incha allah léegi mu jóge fi ñu takk masque yi parce que seetlu nañ temps yi dafa mel ni xale dañ dellu gannaaw te xeex bi ka xale ñoo ko war a gën a porter parce que suñ population jeunes yi ñoo si ëpp ndox ñoo ñu war a jàppale takk masque yi bàyyi dajaloo bi gis naa léegi sax dajaloo attaaya mbedd nag commencé waat na te loolu day gën a tas feebar bi donc nañu gën a takkuwaat ndax yow mi xale mën nga nekk li ñuy wax porteur sain nga yor microbe bi feebaroo mais sa yaay nga sa kër ga sa papa nga fa sa maama nga fa te ñooñu dañu seen doole bariwul nga indi leen feebar bi su ko defee nag coow li jóg ñu naan maire bi génnul kër gi demul fenn ñu naan corona la am fekk yow mi génn dama ko ñëw yaa ko indil feebaruloo mais nag yow doo ca xam dara donc il faut que foofu tam ñu gën si wax nañu xam ne ñi nga xam ne yor nañ feebar bi doomu jàngor bi te feebar yu dañu bëri léegi nag ñooñu duñu feebar wala ñu yóbbu leen ko docteur ñu ne ñun feebar ñu dara jotuñu loolu erreur la mais doomu jàngor moom la ñuy seet fekk mu ngi si yow li nga ko wàlla keneen ak keneen wàlla ko sa waa kër sa njaboot say waajur fekk na yow na nga ne man dara jotuñu loolu mooy erreur bi loolu il faut mu lees bopp nit ñi
kon mu mel ni kàddu yi leer na rek comme ni ma ko waxee ngay di woy di la amal li di xeex bi rek fi mu toll nii nag ak mbas mi nga xam ne bi mu fi ñëwee ba léegi rek personnel bi fi nekk liggéey bi nan la dem lan moo ci sooxe ak lan moo xamante ne yan ngeen tegoon rek pour di ko doxalee pour liggéey bi mën a jëm si kanam. macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax parce que yëf yi bi ma amee autorité dëkk bi dañ ci jëkk a taxaw wax dëgg yàlla maire bi da dina taxaw créer benn comité boo xam ne pour taxaw xeex feebar bi la. toujours ñu def ay réunion au niveau de la mairie di xool fu mu toll ak lépp mairie bi tamit dimbali nañ si ay jumtukaay de prévention lu ñuy raxase eau de javel raxasukaay tout thermoflash te loolu dañ koy rafetlu donc nag population bi daal la ñuy ñaan man foofu daal lay waxee ndax fi mu nekk man manuma ko xeex maire manu ko xeex imam yekket bu ñuy wax tam man ñu ko xeex il faut ñëpp jàpp si loolu bu ñu ko defoon léegi mu jóg fi gis nga dëkk ma wax sax pour moo gën a kii da ngay gis bitim réew am na dëkk yoo xam ne 800 morts 700 morts par jour léegi ñu ne la ay 31 morts ah ñooñu bu ñu def woon dara du dellu gannaaw ñu ne la ay 0 cas donc il faut ñun ñu góorgóorlu lii feebar bi mu ngi fi te ñun ñoo ko mën a xeex na si ñëpp jàpp man daal loolu lay wax na si ñëpp jàpp rek incha allah yal na ko fi yàlla jële si jàpp. maîtresse fi may jeexalee rek mooy kilifa gi njiitu réew mi Macky Sall daneen ñu dund ak ki nga xamante ne mooy jàngoro ji ndax dafa gàllankooroon activité yu ci bëri yan perspective rek ngeen jël ak nan ngeen fas yéenee rek doxalee rek mbir mi ni ñu ko waxee ñu dund ak moom. waaw loolu président wax ñu dund ak jàngoro ji parce que nit booy dem ba mu yàgg da ngay am taxaw seetlu seet nañ la bu ñu demee ba mu yàgg. économie bi il faut mu dox il faut nit ñi liggéey mën ñu xëy suba ba jant sa toog ñi war a dund seen njaboot duñu am fu ñu ko jëlee donc foo ñu dem liggéey ji ñu ne kon nag comme virus bi boobu ba tey ñu ngi xaar mu demagul te ñu ngi koy xeex léegi nañu continuer xeex bi gën a taxawaay bi jéem a dund ak jàngoro ji mooy vivre avec le virus boobu ñuy wax mais vivre avec le virus nekkul ne dañuy jëndi masque yi sànni kenn dootul raxasu di dajaloo kon ka yow da nga yokk joote dañ ne vivre avec le virus jël say matuwaay day continuer di raxasu ba set ak saabu di sol sa masque ñu bañ a dajaloo loolu mooy vivre avec le virus waaw. di ko jaajëfal rek moom mi nga xam ne mooy maîtresse sage-femme bi nekk fii ci maternité bi dañu koy bàyyi rek mu dem wéyal liggéey bi ndax rang bi bari na te ñi nga xam ne ñooy saytu seen yaram rek yàkkamti nañu de maîtresse ñu ngi lay jaajëfal lan ngay tàggatoo. maa ngi leen di jaajëfal bu baax maa ngi leen jaajëfal jërë ngeen jëf. dégg ngeen kàddu yi rek ñuy ñaan yàlla rek mu bañ a tàbbi ci nopp kuta ndax li muy wax nii rek dara du ko dindi ndax lim fi wax yëpp rek ay kàddu yu digle la ak ay kàddu yu jaax ñu continuer rek nee na bu kenn bàyyi du vivre avec waxuñu rek ñu sànni masque yi bàyyi rek raxasu mi ak yooyu ñu gën a jàppaat rek gën a fonkaan ndax booy xeexax loo xam ne gisuloo ko rek day laaj façon bu ne rek mën nga ko ci defee ma fekk fi rek ki nga xam ne mooy présidente bàjjenu gox yi di Mame Léna bàjjenu gox yi amoon rek liggéey boo xamante ne bu am solo la rek bi fi mbas mi ñëwee ba léegi Mame Léna nuyu nañ la. ñu ngi lay fay maa ngi lay fay. présidente ñu mel ni bàjjenu gox yi bi fi mbas mi amee ba léegi ci commune bi def nañu ay activité amal fi ay programme yu am solo ci xayma wala ci gàttal rek mën nga ma wax yenn activité ak lan ngeen tegoon rek comme di ko xeexee. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu commune bi yëpp di nuyu waa Bargny yëpp population Bargny yëpp. di nuyu samay naataangoo yi fi nekk boobu ba tey daal xeex bi ñu ngi ci comme ni ko yaa déggeen waxee rek chaque fois ñu ngi comité bi si laa bokkoon pour ñu xeex mbas mi rek ndax boobu ba tey benn acteur communautaire toogul muy bàjjen yi ak relais yi ñu ngi ci dëkk bi defoon nañu ay fan di def ay VAD dem ci kër yi bu mu commencé rek loolu lañ njëkk a def waaye foo gis rek dafa am kilifa parce que xamuñu woon feebar bi fan la féete ñu ne nuñ toogandi si la ñu toogandi doo mais bi mu commencé rek doon nañ dem ñetti fan ci biir dëkk bi pour xeex mbas mi boobu ba tey nag tooguñu même bu ñu toogee si biir kër yi it ku si nekk xam nga quartier bu nekk am na bàjjenu gox am na relais ñu ngi continuer woon di waxtaan ak seeni njaboot parce que liggéey bi ba tey arrêté wul samedi passé aussi def nañu caravane bu mag si biir Bargny au niveau district bi ñooñu ko kii woon au niveau national ñu jox ko 12 districts de la région de Dakar pour bàjjen yeeg relais yi ñëpp jógaat xeexaat mbas mi def nañ ko ba la commune de Sendou. mel ni rek yéen a ngi wéyal programme bi Mame Léna nan nga gisee rek comité de riposte bi nga xamante ne mairie bi moo ko fi teg réunion yi ñuy amal di leen ci woo di leen ci impliqué rek nan nga gisee riposte boobu.
riposte bi kay lu baax la parce que vraiment monsieur le maire def na li ko war pour xeex mbas mi moom fa dëgg fa neex yàlla li ko war yëpp def nag parce que impliqué na si ñëpp ku jël kilifa dëkk yi moom moo ko jiite jël ay naataangoom ay adjoints teg leen jël chef de quartier yi jël imam yi jël waa santé ICP yi jël ay acteurs communautaires am yooyu xam ne ñoo fi représenté toute la population kooku vraiment li ko war moom def na ko si riposte bi waaw li ko war yëpp def na ko. fi mu toll nii nag comme ni ma ko waxee rek Tadegen njiit mi dane nañu dund ak virus bi tey jii bàjjenu gox yi fi nekk rek nan la ñu fas yéenee jëlee xeex bi rek ak nan la ñu mën a wéyalee rek li nga xam ne mooy xeex bi pour corona bi jóge fi. continuer rek bañ a bàyyi parce que xale yi ñun li ñu gën a jaaxal mooy adolescence de ado yi ñoo ñu jaaxal te xale yu ndaw yi comme ni koy yaa dëggeen waxee xale yi ñooy porteur virus yi boo gisee bëgguñu xale yu ndaw yi doon génn si mbedd yi du pour école ba rek de ndax ñoom ñooy porteur virus mën na nekk si seen yaram ba génne te duñ ko xam te mag ña ñuy fekk sa kër ga dañuy nekk mag ñoo xamante ne bu leen yëf yi duggee duñ ko antal loolooy gis ngay faral gis na mag ñi ñoo gën a feebar léegi nag comme ñoom duñu feebar benn yoon na dañ naan yëf yi nekku fi mais ñun ba tey ñu ngi continuer di leen ñaax ñuy takk masque yi parce que da ngay jox léegi kenn masque mu dugalaat ko si poosam bu la rombee dugalaat wala bu la séenee takk loolu nag man ñun mooy suñu difficulté si yëf yi parce que masque yi moom il faut ñu koy takk fu ñu toll bu ñu duggee si kër yi dañu war a raxasu bu ñu génnee dañu war a raxasu boo demee ba ñëw say yëre da nga ko war a dindi teg fële fóotaat waroo ko sa solaat loolu mooy tax virus bi du la topp fen parce que virus bi xamuñu fu mu féete noonu rek lañ ko mën a xeexee di takk masque booy dem boo ñëwaatee si kër gi masque boobu bu fekkente ne lavaalu nga fóot ko ba mu set boo ko fóotee ba mu set tegaat si feer lu si nekk day dee mais fi mu nekk nii ñun xeex bi loolu rek mooy suñu problème bu ñu doon takk masque bi moom lewoon mbas mi jóge na fi mais loolu moom duñ ko def te xale yi tooguñu aussi ñu ngi si plage yi ñu ngi fépp. président balaa ñu laa bàyyi rek gannaaw seen caravane bi ngeen fi amaloon muy caravane bu am solo ci samedi bi ñu génn rek lan la ñu mën a xaaraat rek ci bàjjenu gox yi ci seen ay activité suñuy activité ñu ngi koy continuer ndax barka démb rek suñuy kilifa yi jaaraat nañu fépp fi ñu waroon a jaar toogaa tax ñun ñu war a demaat jubluwaat si liggéey bi daanaka gàlla ñu ngi ci mais ñaaxaat nañ ñu fi mu nekk nii nag dañuy continuer waat suñu liggéey waaw. ñu ngi lay jaajëfal. waaw dañu bëgg daal mbas mi 0 cas à Bargny 0 cas. comme ni mu ko waxee rek moom mi nga xam ne moom mooy bàjjenu gox présidente bàjjenu gox yi nekk fii ci commune bi ñoom bàjjenu gox yi nag amoon nañu fi ràññeeku bu am solo ndax li nga xamante ne mooy waañu daara te amoon fële rek ca centre social Ndiouga Dieng ñoom dañu ci amoon ràññeeku bu am solo ndax ñoom ñoo doon toggal rek ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi defee ko nag ak yéwén ak loo xamante ne lu ñu bëgg la ndax weeru kooru lëmm nga bàyyi sa kër rek ñëw toog fële di toggal ay nit rek amaana lool rek doy na jaamu yàlla comme ni ñu koy waxee junj na ci biir waxam rek li di ICP yi ñoom la ñuy dem rek seeti ji ñu xool rek bi ñu fi mbas mi amee ba léegi naka la ñu amalee seen liggéey sooxe yi nga xamante ne am na ci poste yi ak liggéey ba ak jafe-jafe ya fa nekk kon topp leen ñu rek ñu delluwaat ci fi nga xamante ne mooy poste de santé yi fi nekk ñu xool ji ICP yi naka la ñuy amalee seen liggéey ci mbas mi fi nekk. Iwaay wér gi yaram ne leen wér wér le iwaay wér gi yaram ci waay wér wér le ca ngay tale bàyyeeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daaneel ko tàgga. comme ni ñu ko waxee woon rek fële ca maternité bu Bargny yegsi nañu rek ci poste de santé yi fi nekk fi ñu nekk nii nag moom mooy poste de santé bu Bargny Géej bi ñu fi ñëwee nag fekk nañ fi rek ki di ICP di infirmier chef de poste rek di wuyoo rek ci turu Ndiouga Diop fekk nañ ko fi duñu def lu dul rek sekk ak moom waxtaan ñu xool rek mbas mi bi mu fi nekkee ba léegi rek naka la ñuy amalee seen liggéey ak li nga xam ne jël nañ ko fi rek ci ay matukaay ci waar wi santé rek tey lépp loo xam ne rek nee naa la soxaloon na mbas mi rek fii ci commune bi tey du leen umpu docteur nuy naa merci mbas bi quand même bu mu amee gis naa ne jafe-jafe yi bëri na kaa mais bu nekkee fii nii kaa au niveau du poste de santé de Bargny Géej lu ñu njëkk a nemmeeku mooy maladie dañoo wàññeeku bu baax a baax a baax. dañ fi daan ñëw di saytu seen wér gu yaram. waaw ñu bari
dañoo wàññeeku xam nga surtout malade yi dañoo wàññeeku bu baax a baax kaa ñoom nag xam nga souvent kaa ñoom à chaque fois dañ may wax ne man de ñëmatuma ñëw poste bi ndax feebar bu ñuy wax mais à chaque fois rek dama leen di wax ne feebar bi jotewul dara ak seen feebar kaa c'est que soo ñëw rek na nga sol sa masque soo ñëwee aussi mesure de barrière yi da nga koy respecté soo ko defee mun nga ñëw faju dellu sa kër te dara du la ci fekk kaa beneen bi mooy affaire vaccination bi aussi so rek ñi nga xam ne ñooy tout tànk yi. waaw mu concerné xale yi am 0 ba 59 mois ñooñu aussi seen vaccination bi sooxe na trop kaa ndax loolu aussi lu ko waral mooy corona bi ndax xëy na rumeur yi bari na feebar bi aussi nu mu ñu béttee moo tax ñëpp tiit. est-ce que du li ñu naan vaccin bi corona bi am na vaccin yuy ñëw moytu leen ko moo tax waajur yi gën a ragalaat toog seen kër. loolu mun na am kaa ndax loolu xam nga loolu rumeur la mais à chaque fois rek man ak sama équipe c'est-à-dire relais yi ak bàjjen gox yi dañuy def tout pour sensibiliser pour xamal leen ne loolu jotewul ak feebar bi. en même temps aussi la mairie aussi avec son équipe de riposte def na ci jéego bu rëy a rëy kaa ndax mu ngi def ay caravane mu ngi def ay sensibilisation mu ngi aussi jàppale bàjjen yi ak relais yi pour ñu def ay VAD pour au moins que askan bi lu lëndëmoon seen xel lépp ñu mun koo leeral pour au moins ñu xam ne feebar bi jotewul dara ak vaccination bi feebar bi aussi jotewul dara ak maladie war a ñëw consulter wu. ci malade yooyu war a ñëw consulter wu rek poste bi am nga na avant lii nga xam ne mbas mi di fi ñëw am na nu mu doon doxee te fi mu toll nii comme ni nga ko waxee amaana mën nañu wax ne sax liggéey bi ci bëri amatul. merci Seynabou li nga wax am na solo trop kaa ndax xam nga ne comme ça maladie nu ñu wàññee seen fréquentation day répercuté wu ci xaalis bi doon poste bi doon am ndax poste bu ñu waxee poste bi am na xaalis c'est-à-dire maladie ñoo tax mais bu nekkee ne maladie ñëwuñu poste bi dama xaalis. mais loolu aussi dañ ci sant aussi monsieur le maire ndax keroog bu ñu ko souligner jàpp na ci lu baax a baax ndax bu nekkuloon moom jafe-jafe yi naroon na métti kaa mais au moins poste bi chaque mois la mairie moo ngi ñuy jox 50 000 te 50 000 yooyu kaa dañ ko ci sant di ko gërëm di ko ñaan aussi moo xam lan la bëgg yal na ko yàlla defal mu ànd ak salaam. ànd ak aussi jàmm bu bari daal. ci noonu rek ndimbal bi ba léegi ndax dañu seetlu ne rek bi ñu ne bas mi am na rek équipe municipale bi fi nekk dañu doon jox ay jàppale poste de santé lu ci mel ni jumtukaay yi nga xamante ne moom ngeen di liggéeyee. am na solo trop kaa ndax moom kaa depuis ñu commencé moom mairie bi mu ngi ñuy jox ay masques mu ngi ñuy may ay alcool gel mu ngi ñuy may ak saabu bu ñuy raxasoo jox nañu sax 7 pannes yoo xam ne commencement bi moom lañ doon utiliser pour def démonstration pour raxas loxo yi fan yi aussi joxaat na relais ak bàjjenu wax ay pannes ay savon ay alcool gel te loolu aussi dañ ko ci remercier ndax feebar bi kaa bu ci jàppee rek poste yi lay jàppale askan bi lay jàppale Sénégal lay jàppale daal. mu mel ni rek ñu ñëwaat ci liggéeyum poste bi ndax waar wi la ñu wax comme ni ñu koy waxee rek dóor waar du jeex fen bu ñu ñëwee rek mbas mi dafa fee fekk ndax poste de santé yi dañu doon liggéey nit ñi dañ doon seen yaram da daan sutante ñu yëg si fi di faju te léegi loolu amatul woon mu mel ni rek dugg ak génn bi tamit dafay faral di wàññeeku ndax fii ci Bargny Géej mun nañ ko wax Bargny sax la ñuy wax li nga xam ne mooy corona bi daf fi duggoon poste santé bu Bargny Géej rek en tant que ICP yan matukaay rek ngeen jëloon rek pour gën a ñaaxaat askan bi rek ñu gën a moytu mbas mi. waa merci Seynabou li nga wax am na solo ndax bu ñu demee ba constaté ne fréquentation bi wàññeeku na population bi aussi tiit nañ ñëpp aussi jaaxle loolu moo tax benn jour ka man la ak papa Modou Gueye Seck ñoo convoqué woon imam yi chef de quartier yi les personnes leaders fii kaa ci poste bi fii lañ réuniroon te fii aussi réunion boo xam ne réunion bu mag la kaa foofu aussi wax nañ ci feebar bi lan la nooy def ba mun a aaru ci feebar bi
ak aussi ñu respecter aussi mesures barrières yi ak aussi couvre-feu bi aussi ñu fexe waxtaan ak suñu doom wala ak suñu soxna pour ñoom ñu bu ñu waxee ne couvre-feu bi 8h 20h lay commencer na ko ñëpp respecter loolu aussi ndax loolu aussi daf ñu jàppale mais aussi day jàppale aussi la mairie mais en même temps aussi day jàppale politique président bi ndax ma ne ndax mbas bi bu bëree bari ñi c'est sûr que coono bi ñun ñëpp lay ne loolu moo tax aussi bu ñu paree réunion bi gis nañ résultats yi ndax presque pratiquement chaque heure de prière damay dégg kii bi damay dégg muezzin bi di noddu mais après noddu bi day jàllale information bi de ce fait que population bi bari ñu fi ñëpp respecté nañ couvre-feu bi ñëpp aussi respecté nañ mesure de barrière yi waaw. rek wàllum jumtukaay yooyu na dañu gis ne rek fi mu toll nii wàllum da nga àddu woon rek ci benn réunion comité de riposte bi fële ca mairie ba nga ne bu ñu leen mënee jàppale rek ci ay thermoflash ndax zone bi di zone Bargny Géej dafa nekk zone boo xamante ne rek ñi fi yeewoo ñoom seen lépp benn la te dañuy dugalante di demlante rek bi nga jotee rek ci bile thermoflash rek nan nga rek ngeen doon saytoo liggéey bi ak dugube génn bi fii ci poste bi. merci Sénabou thermoflash bi moom. bu mu ñëwee def ñoo gën a yombalal suñu liggéey ndax ma ne normalement comme instant bi par mesure de prudence waroo di laal nit ki pour xool température am mais bi thermoflash yi ñëwee gis nañ ne suñu liggéey gën a amélioré wu ndax nit ki comme xamoo fan la jaar ak fan la jógee c'est normal balaa nga jël température am non balaa nga koy recevoir. da ngaa war a xool température am mais thermoflash bi moom tax na ba suñu liggéey gën a amélioré wu tax na aussi ñu gën a suñu liggéey bi aussi gën a am qualité tax ni ñun aussi ñun les agents ñu gën a mën a am protection ndax thermoflash bi bu amul woon mënuñoo respecter distance 1 mètre entre suñu patients yi te aussi patient bi bu ñëwee aussi mënoo koo moytu kon nag thermoflash bi moom. def ñu arrangé bu baax a baax loolu la. mu mel ni rek yombal na liggéey bi comme ni ñu koy waxee te yaa ko jooytu woon affaire bi yegg si ak jàmm ngeen ciy liggéey fi bu toll ni rek ñu delluwaat ci mbas mi ki nga xamante ne rek mooy jiitu réew mi dañu dund ak virus bi mais boo xoolee comme ni ñu koy waxee ñu ci ëpp dañ jàpp ne rek corona bi amatu fi wala corona bi jeex na wala dañ delluwaat rek ca dañu nekkoon poste de santé bu Bargny Géej nan la fas yéenee rek amal xeex bi. merci Sénabou ndax soo xoolee dafa mel ni sa yàlla moo leen wax ngeen ñëw ndax lundi non mardi passé mardi mooy barke démb bi président defee déclaration bi am nañ suñu benn partenaire bu ñuy wax catholique relève service moom dafa financé benn formation boo xam ne ñun les agents de santé ak bàjjeni ak relais yi dañoo war a def benn formation spéciale boo xam ne vivre avec le corona bi lañ ko tuddee c'est-à-dire mooy dañuy former relais yi ak bàjjen yi pour ñoom ñuy def VAD sécurisé c'est-à-dire dañuy dem këroo kër di fa sensibiliser mais dañuy jël seen matuwaay dañuy raxas seen loxo ñoom aussi dañuy yóbbaale aussi seen gel alcool bu ko defee ñoom bu ñu demee sur le terrain dañuy expliquer population bi lan mooy vivre avec nekkul ne da ngay dindi masque bi da ngay aussi bàyyi mesure de barrière yi au contraire chaque jour da ngaa war a gën a sax raxasu ndax léegi transport bi bàyyi nañ ko ñëpp a ngi ñëw te xamoo kan ngay tasel xamoo aussi kan ngay jokkalanteel loolu moo tax mardi lañ def réunion bi mais incha allah samedi bi suba demain lañ war a commencer VAD sécurisé yi mooy dañuy comme fii Bargny Géej kër bu ne dinañ fa dugg sensibiliser leen yée leen jox leen aussi ay xalaat ci wàllu nu ngay solee masque ni ngay raxasoo ak it aussi soo génnee bala ngay def dara nga sumi sa dàll sumi sa yére weer ko raxas sa loxo bu nekkee ne aussi da ngaa yore portable wala nga yore beneen objet balaa nga koy dugal ci biir néeg bi da nga ko war a désinfecter xam nga ndax da ngay génn mun nga ko teg fenn foofu infecté wala aussi nga jokkalantoog ak keneen ko xam ne di ko am ndax aussi dafa am aussi ñuy wax ay porteurs sains yooyu ñoom ñoo mun a wàll ñëpp
te kenn du ko xam mais bu ñu respecté mesure de barrière yi ak les mesures d'hygiène am nañ yaakaar ne mbas bi yàlla mën na ciy def lépp yem fii daal. ba léegi rek la ñuy ñëwaat ndax comme waar wi sant la ñu wax rek du mbas mi rek moom moo nekk fii liggéey bi tamit da doon wëy mais fi mu toll nii rek docteur Diop personnel bi seen liggéey nan la woon nan ngeen ko organiser woon ñii dañ daan ñëw wala ñëpp ñoo doon ñëwandoo parce que liggéey bi day toll foo xamante ne malaat yi bu ñu bëree day soxla rek nit yi yokk pour mën la ci jàppale nan nga defee woon rek dispatching bi fii ci équipe bi. merci Sénabou loolu xam loolu aussi day tax rek ñu revenir sur le maire di ko remercier ndax xëy na kaa bu ci jàppul woon xëy na dinaa wàññi personnel bi te ñoom soo leen wàññee fin du mois duñu am motivation mais maire bi nu mu ci jàppee di ñu dimbale chaque mois mu jox ñu 250 000 tax na man wàññiwuma kenn loolu moo tax aussi ñoom ñëpp aussi kontaan nañ ci initiative boobu. ndax comment dire ndax aussi bu nekkuloon la mairie la du ñu mun a assurer suñu dépense mensuelle ak suñu dépense quotidienne yi mais li ci mairie jàpp tax na personnel bi ñu nekkoon seen poste ñoom laa fa bàyyi wax leen ne nag da ngeen di góorgóorlu ngeen liggéey ndax mairie bi am na lu mu leen jagleel chaque fin du mois te 250 000 yooyu jàpp na ci liggéey bi trop bu baax a baax tax na aussi agents yi gën a góorgóorlu. ndax xam nañ ne aussi bu nekkuloon mairie bi naroon na mi ci trop daal te surtout aussi mbas bi lu mu tombé weeru koor tombé korité te aussi ñaanuñu ko yàlla ah mais aussi bu tombé aussi sa tabaski xam naa dégg na mais geste bi mairie bi def di ñu jox 250 000 par mois loolu aussi njëriñ foofu nag weesu na ko daal. kàddu yi leer kon docteur dañuy dem rek woyal liggéey bi lan ngay tàggatoo rek ak lan ngay wax ñi lay seetaan. ah dama leen di ñaax rek xëy na sama kaddu bi mun na am juumte ngeen xam ne rek nit moo doon wax te aussi nit aussi bu waxee rek bu juumee c'est normal ndax nit moo matul kaa beneen bi mooy may wax population bi rek ñu gën a fagaru. wax nañ ne vivre avec dafa tax ñun ñu gën a war a fagaru respecter mesures barrières yi moytu aussi rassemblement yi sooy génn sa kër na doon loo xam ne farata lay doon bu ko defee yooyu bu ñu ko defee xëy na balaa sa weer ci kanam lépp ñu fàtte ko fu may tëjee mooy di remercier la mairie en particulier monsieur le maire Abou Gaye Seck ndax gis nañu aussi mu ngi jàpp ci liggéey bi mais aussi mu ngi jàpp ci aussi ci sensibilisation bi mu ngi jàpp aussi ci personnel bi nekk ci poste yi pour au moins chaque fin de mois ñu mun a am dara loo xam ne dañ koy teg seen loxo daal te ñoom aussi bu ma ñëwee ci poste bi woo naa leen ma expliqué leen ne lii mairie bi moo ko joxe ma ne nag saa bu ngeen jullee rek ngeen ñaanal ko yàlla may ko lu gën ci moom loo xam ne aussi moo gën ci askanu Bargny daal merci Seynabou merci. di ko jaajëfal rek ki nga xamante ne moom mooy ICP wu poste de santé bu Bargny Géej di Juga Diop dégg ngeen kàddu yi rek ak li nga xamante ne bi fi mbas mi ñëwee ba léegi rek li ñu ci jot a def ak li nga xamante ne rek nee naa la poste bi ay malade dañu fiy ñëw te soxalul tamit mbas mi kon ñooñu delluwaat nañ rek di fi ñëwaat comme ni ñu waree dañuy demaat rek seeti jiwaat beneen ICP bu nekkaat rek fii ci commune bu Bargny ndax ñoom nee naa la bi fi mbas mi amee ba léegi tooguñu benn yoon lépp loo xamante ne ñu ngi koy def ci comité bi rek ak bépp ndaje wala réunion bu fi am rek ñoom teewee nañ ko di ci indi seen xalaat di ci def rek loo xamante ne bu ñu delloo ca poste ba bu ñu àndeek relais yeeg bàjjeeru gox yi rek dinañ ko doxee kon ñu demaat rek waar wi santé ba léegi comme niñ ko waxee xooli jiwaat rek beneen ICP. gaañu woon nag ileer jël suuf taf ca doom ga mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. beneen poste de santé rek ci lu soxal waar wi santé ba léegi rek ci li nga xamante ne rek seen wàllum liggéey la ak lu soxal mbas mi tamit ndax fi mu toll nii rek mbas mi mooy li nga xam ne moo lëmbee jamono ji fi ñu nekk nii nag mooy poste de santé bu Guinaw Rail nag bu ñu ko waxee li nga xam ne rek mooy code de popularité ba fi mu toll nii dafa màggaay boo xam ne jéggi na dayo ICP bi ñu fa fekk nag moom mooy ICP Balde comme ni ko ñëpp xamee moom la ñu toogal nii rek dañuy sekk ak moom waxtaan rek ci lu soxal waar wi santé ba léegi Balde nuyu
Voilà, merci. maa ngi leen di fay di nuyu waa équipe municipale bi di rafetlu vraiment seen ñëw fii au niveau du poste de santé de Kip Carrière, plus connu sous le nom de Guinaw Rail. Boo xoolee depuis le début de cette pandémie ici à Guinaw Rail dañoo am benn organisation boo xam ne dañuy impliquer tous les acteurs pour ne pas dire toutes les personnes de bonne volonté et toutes les personnes ressources, c'est-à-dire dañoo xool les acteurs communautaires, à savoir les badiens, les relais, les membres du CEVACI, le CDS, les délégués de quartier, les imams, pour ne pas dire tout le monde, képp koo xam ne vraiment mën na amal njëriñ askan wi, parce que nous sommes en santé communautaire, dañ la woo waxtaan ak yow xamal la lan mooy feebar bi, sensibiliser d'abord dès le départ, parce que au début les acteurs étaient impliqués, dañ leen doon envoyer dans les concessions, dans les ménages, pour ñu sensibiliser les populations dans le cadre du lavage des mains, dans le cadre des mesures barrières en somme, pour ne pas dire la distanciation sociale, éviter les rassemblements, l'hygiène des mains. Boo déggee nag hygiène des mains, c'est le lavage des mains et l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser ñu dugg ci kër yi ñu def ko pendant presque 15 jours affaire yi commencé inquiéter, donc xam naa gouvernement bi ñu ne acteurs yi nañu arrêté pour le moment, parce que par prudence dañ doon bañ ñu contaminer leen, parce qu'il n'y avait pas vraiment des mesures d'accompagnement en son temps. Et heureusement, entre-temps, il y a eu le comité de riposte de la municipalité de la commune de Bargny, à sa tête le maire de Bargny, que je salue au passage, pour son engagement. Vraiment mu woo tous les acteurs, nous les ICP on faisait partir, ñu dem toog mu laaj ñu lan mooy suñu xalaat ci affaire bi, ñu jox ko suñu xalaat, nu ñuy organiser riposte bi, ñu échanger. Yàlla sutural ñu pendant près de 2 mois, mars avril ba jusqu'à presque fin mai, Bargny, il n'y avait pas beaucoup de cas, pour ne pas dire ici au niveau de Guinaw Rail bari ñu woon ak ay cas, parce que tout simplement on avait impliqué tout le monde. Il y avait des caravanes de sensibilisation, il y avait les délégués de quartier, il y avait des sous-comités de riposte dans chaque quartier, à savoir dañoo woo avec l'aide de la municipalité, chaque délégué de quartier, chaque imam, chaque président de conseil de quartier, les associations, les badiens, chaque quartier ñu installé fa un sous-comité pour vraiment sensibiliser les populations. yooyu rek fu mu tukkee ci riposte bi lañ ngeen waxtaanee ne da ngeen di dem sensibiliser comité yi comme VAD amatul. Absolument lépp lu ñu def actuellement au niveau de Kip Carrière, pour ne pas dire au niveau de Bargny, c'est parce que dañ ko waxtaanee dans le comité de riposte de la commune, encore une fois à sa tête le maire, parce que comme vous le savez la santé est une compétence décentralisée, mënuñu def dara surtout en ces circonstances sans vraiment impliquer le maire, sans l'accompagnement du maire. D'ailleurs au début il nous a accompagnés et jusqu'à présent il continue d'ailleurs de nous accompagner, parce que doté nañu ay lavoir, ay lave-mains, ay alcool-gel, ay masques, ay gants, même si c'est pas suffisant, mais vraiment c'est un acte à saluer, parce que ce n'était pas évident, parce que maire bi ñëpp la fi nekkal. Et en dehors de ça, il a même accompagné les postes de santé, pour ne pas dire le personnel communautaire, parce que le mois passé débloqué na xaalis jox ko poste de santé yi, parce que tout simplement on n'avait plus de malades, il y avait plus de recettes. Rek ne jàppale na rek ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu muy acteurs communautaires yi, dafa fekk ne rek avant corona liggéey da daan am di doxee da mu doon doxee, bi fi loolu ñëwee la yëf yi sooxee ba amaana sax ñu ci bëri da ngeen doon am ay jafe-jafe pour fay ñi nga xam ne ñoom ngeen nekkaloon. Exactement, ça c'est vrai. Pour confirmer li nga wax ni, parce que c'est en comité de riposte, en réunion de comité de riposte lañ ko interpellé, ma ne ko monsieur le maire, vraiment actuellement les postes sont en train de souffrir, pour ne pas dire les acteurs qui travaillent dans les postes, le personnel comité est en train de souffrir, parce qu'il y a plus de malades. On n'a plus de patients, et quand il n'y a plus de patients, il n'y a plus de recettes. Et quand on n'a plus de recettes, on ne peut pas motiver le personnel communautaire. Et nous, c'est des recettes pour nous motiver. Il a compris le message, il a instruit vraiment ses collaborateurs, nous appuyer nous. Et il nous avait promis de continuer à nous appuyer. Et tu vois, c'est pour dire que, pour résumer, depuis le début de cette pandémie, la mairie de Bargny, moi je travaille à Bargny, j'habite à Sébikotane, j'ai des informations partout de mes collègues. Mais je peux dire que l'organisation de la municipalité de la commune de Bargny, wax dëgg yàlla bariwul ay mairie yi ko def dans ce pays là, parce que c'est une mairie, c'est une commune qui toujours associe les acteurs depuis le début de cette pandémie. Laaj leen seen xalaat bu dee les techniciens da lay laaj
lan nga xalaat ci affaire bi nu ñu koy organiser nga jox ko sa xalaat de l'autre côté bu dee beneen domaine la mu laaj acteur boobu koo xam ne moo gën a yëngu ci loolu muy laaj la c'est pour dire que c'est cette mutualisation des forces qui nous a permis d'avoir ces résultats là mais cela ne veut pas dire que nous devons dormir sous nos lauriers parce que actuellement l'heure est grave depuis un certain temps le gouvernement a pris des initiatives pour assouplir les mesures c'est normal parce que les gens étaient en train de souffrir ils ne travaillaient pas. ñi nga xam ne rek la ñuy woowee ñu dund ak virus bi. exactement dund ak virus bi nag wow tekkiwul ni virus bi nekkatul Sénégal virus bi tey la waalo gën a aay nag parce que chaque jour ngeen dégg ay cas plus d'une centaine de cas mu ngi fii pour vous dire que même à Bargny actuellement cas yi daa commencé déborder l'heure est grave. te ne rek moom mooy kaawu Bargny parce que dañuy wax naan ministre bi benn yoon la fi tudd Bargny kon cas yi ñuy wax amul benn cas moo fi am ak loolu lan ngay wax rek ñooñu. c'est de l'amalgame aussi xam nga ministre bi cas communautaire la tudd Bargny bu dee cas contact yi du tudd Bargny district bi lay tudd c'est le district de Diamniadio Bargny fait partie du district de Diamniadio chaque jour nga gis ay cas district de Diamniadio cas yooyu soit c'est à Bargny soit c'est dans une autre localité mais depuis un certain temps il y a des cas, beaucoup de cas qui sont de Bargny, surtout ici à Kip Carrière et à Bargny Guedj. Kip Carrière, tout récemment, je peux te dire qu'en 15 jours, on a eu plus d'une dizaine de cas. te ñu ngi fii pour tey bi ngay def nii tey annonce bi rek tey bi ñuy enregistrer émission bi am nañu presque ay 3 cas tey rek confirmé pour te dire. pour ñi nga xam ne rek ñoom ñooy seetaan mun nañu wax ne rek ne bu ñu nee rek Bargny c'est dafa fekk ne cas communautaire la ñuy tuddee rek fa cas communautaire bi am mais bu ñu nee district bi rek cas contact yi mu ngi continuer di fa am. Bien sûr district bi mooy le district de Diamniadio parce que Bargny ce sont des postes de santé qui font partie du district sanitaire de Diamniadio comme Diamniadio ni mu bokkee ci région médicale de Dakar xam nga santé c'est une pyramide da ngay jóge poste de santé yow district ngay bokk district bi ci région médicale mais région médicale c'est le niveau central c'est le ministère. ministre bi mënul chaque jour cas contact bu am par exemple mu ne la quartier bii la jógee wala commune bii la jógee mais bu dee un cas communautaire spécial spécifique mun na tudd dëkk bi parce que cas communautaire voilà exactement da koy préciser mais pour cas contact yi le plus souvent c'est le district qu'on annonce boo leen déggee Diamniadio rek am na soit c'est à Bargny soit c'est à Sébikotane soit c'est à Yène soit c'est à Sendou mooy district Diamniadio bi moo tax mënuñ ko spécifier toujours di wax commune yooyu Diamniadio district Diamniadio la en l'occurrence le district il y a un médecin chef qui est là moom bu ñu ko envoyé document yi ne district bi am na temps ñun chaque jour dañuy defar la bonne information wax ñu Diamniadio wala bu dee Bargny la am même bu dee Bargny dañ koy préciser c'est à Kip Carrière ou bien c'est à Bargny ou bien c'est à Ndiolmane bu dee Sendou pareil moo tax chaque jour que Dieu fait boo déggee Diamniadio rek chacun doit se poser la question à savoir est-ce que Bargny la est-ce que Sendou la est-ce que Sébikotane la est-ce que feneen la dans le district sanitaire de Diamniadio parce que district bi 5 communes la am Sébikotane la Bargny Sendou Yène ak Diamniadio ce sont ces 5 communes qui constituent le district léegi nag boo déggee cas am na Diamniadio rek ku ne war na xoolaat boppam est-ce que man du sama commune wala est-ce que du sama quartier exact du sama poste parce que man chaque jour su ma amee information bi j'appelle l'équipe cadre district bi am na ñoo xam ne ñoom ñooy piloter résultats yi chaque jour boo leen woowee dinañ la wax cas bi ban quartier la dëkk. moom mooy poste santé bu ginnaaw raay dafa am loo xamante ne moom rek moo ko fi amagum muy maternité bi nga xam ne fii la nekk te ku ne maternité ne xale te ku ne xale rek dafa fragile ak sa fii am ngeen rek li di salle isolement yi war lépp loo xamante ne rek matukaay yi ci war jël ngeen ko pour ku ngeen am rek muy cas suspect. waaw effectivement au début amuñu woon salle d'isolement mais il s'est trouvé que xam nga nit mënoo toujours surtout boo jiitee mënoo toujours di wax man awma moyens yi tu es obligé des fois d'innover de faire avec les moyens de bord. dañoo amoon benn magasin ci ginnaaw fii nii ma génne bagage yi nekkoon foofu yëpp isolé leen ñu defaraat salle bi def un lit pour une salle d'isolement léegi bu ñu amee un cas suspect parce que bu njëkk c'est dans la salle d'observation que mettez les cas suspects bu ñu demee après ñu woo équipe bi ñu pomper wala man ma jël sama pomper ko yaa ngi dégg léegi nag comme que loolu mënuloon continuer on ne peut pas mettre les malades et les cas suspects ensemble ñu innover benn salle d'isolement derrière le poste les cas bu ñu am un cas suspect foofu lañ lay teg ba équipe ñu woo équipe yi nekk Diamniadio bu ñu ñëwee après ñoo ñu prélever la ñu jox la consigne yi waxtaan ak yow comme ça nga xaar résultat bu ñëw si c'est positif les gens vont prendre les dispositions pour xool nu ñu lay fajee bu dee c'est négatif après ñu encourager la pour nga respecter les mesures barrières mais vraiment pour résumer encore une fois les gens doivent savoir surtout à Bargny particulièrement à Kip Carrière que l'heure est grave nañu respecter les mesures barrières le port de masque ça doit être obligatoire le port de masque du ñun fii boo ñëwee ci poste bi nous avons un système de triage ci buntu bi ngay taxaw raxasu benn
boo duggee si buntu bi balaa ngaa jàll y a une personne qui est là-bas assise da la laaj interroger la s'il y a un symptôme parmi les symptômes du Covid daf may woo expliquer ma ñu isoler la nga jaar si ginnaaw fale bu dee c'est confirmé c'est un cas suspect ma woo les équipes du district ñu prélever la doo dugg jaxasoo ak maladie fii de à la porte lañu lay trier c'est ce qui est normal dañuy jël toutes les filiations parce que am na ñoo xam ne actuellement ce qui est dangereux c'est la stigmatisation de ces cas suspects da ngay gis malade boo xam ne day ñëw nga xam ne c'est un cas suspect nga réinterroger ko pour qu'il répète les mêmes signes mu ne la non loolu daluma ndax rek day bañ ñu di ko beddi wala di ko daw. exactement barki démb rek am nañu cas bu mel noonu fii dañ ko trier fale woo ma ñëw pour confirmation mu ne ma man loolu waxuma ko ma ne ko boo ko waxoon soxna si kii kenn du la bindal loolu yaa ko wax mais lii du dara dañ lay dimbali rek parce que kenn xamul man mënu ma la wax am nga ko wala amoo ko bu ñu la suspecté dañuy woo suñu kilifa ñu ñëw xool la tu imagines cette personne là est revenue positive elle est revenue positive. ci poste bi c'est pour te dire que actuellement il faut que tout le monde surtout les techniciens que nous soyons vigilants parce que bu njëkk da nga doon toog sa kër woote ñu fekk la foo prélever la mais ce sont les malades qui vont vers les structures ils vont vers les structures parce qu'ils sont obligés mënuñu toog boo amee tous les symptômes nga am fièvre et ça xam nga problème bi lan la man li may ragal nous allons vers l'hivernage te képp ku wax hivernage wax palu wala grippe imaginez les cas suspects du Covid la fièvre fait partie de ces cas là tey bu nawet jotee yaram yi tàng grippe parce que tous les symptômes du grippe de la grippe du moins font partie du Covid. Imagine dafa mel ni rek comme ni ñu koy waxee ñenn ñi dañu naan sax corona bi daal sibiru la ñun ñu ci bëri sax corona nañu ba tane comme ni ko ñenn ñi di waxee. non xam nga sibiru ñun mënuñu wax corona sibiru la parce que ñun le palu ça se confirme am nañu ay TDR yu confirmer palu par contre amuñu ay TDR yu confirmer kii corona fi mu toll nii dans les structures tey képp ku sibiru boo ñëwee fii tu as les symptômes du palu dañ lay tester le test de diagnostic rapide est là dañ lay tester si tu es positif on te prend en charge si c'est un palu simple si c'est un palu grave on te réfère c'est aussi simple que ça mais fi mu toll nii Covid dafa am TDR amul PCR bi rek la ñuy kii te loolu c'est l'équipe 4 qui prélève ñu yóbbu ko Pasteur wala IRSF c'est pour te dire que actuellement les gens vraiment doivent adopter les mesures barrières dugg si auto masque raxasu à tout moment boo amul kii nga yor sa alcogel loo laal loo am contact utiliser alcogel bi ba pare éviter rassemblement yi parce que actuellement ce qui m'étonne dans tout ça terrain yi commencé wan na rassemblement yi fu buntu kër boo romb gars yi ñuy toog di ataaya gars yi du ñu takk benn masque c'est comme si cette maladie-là n'existait pas. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Te ngeen aar seen bakkan ci jàngoro yi di leen aar seen bakkan. waar wi santé ba léegi rek comme ni ngeen ko gisee boobu ba léegi rek yegsiwaat nañu rek ci beneen poste de santé bu fi nekk di poste de santé bu Ndiolmane ki ñu fi fekk nag mooy infirmier chef de poste bi di Idrissa Diémé ngir rek ñu nar a waxtaanee ba léegi rek ci li nga xam ne mooy wàllum wér-gu-yaram bi comme ni ñu ko waxee ak mbas mi nga xamante ne fii la nekk ñoom ICP yi fi nekk ci commune bi day baax rek fu mu toll nii ak li nga xamante ne rek digle yi am na fi ñu wax ñu ci rek liggéey bi fan la toll ak li nga xam ne rek xaw naa soo xel na liggéey bi Idrissa nuyu. waaw maa leen di fay di leen jaajëfal si teewaay bi ngeen fi teew tey jii xam naa ni situation moo ko waral si feebar bi nga xamante ne moo lëmbe àdduna bi lëmbe aussi réew mi aussi mën nañu wax ne lëmbe Bargny parce que kenn umpaloon ni feebar bi mu ngi fii si Bargny te ñu ngi jéem suñu kéem kattan di fexe nu ñu mën a def de sorte que feebar mu bañ a yokku comme ni ma la ko waxee mu ngi fi jaru ñu di ko nier wala ñu di ko nëbb donc foog nit ñi xam ne feebar mu ngi fi donc lii war mooy digle yi nga xamante ne moom la ñu ministère de la santé di wax ñu di ko jëfee pour dëgg-dëgg feebar bi mën fi jóge daal. ci lu soxal mbas mi rek la waxee mais avant mbas mi di fi am rek poste de santé bi da doon dox nit yi dañ daan ñëw di fi saytu seen wér-gu-yaram bu sutante mais dañ fi fekk rek mu mel ni ñu bëri sax ñëwatuñu wala liggéey bi lu ci bëri dafa xaw a taxaw. waaw dëgg la comme ni ma la waxee rek feebar bi ni mu ñëwee dafa bett ñu bëri ba tax na si fànn yu bëri am na nu mu impacté déjà comme ni nga ko waxee bi nga ñëwee tey jii fekk leen fi nit ñu bëri sax donte tey jii journée vaccination la
te journée vaccination normalement poste yi dafa daan bëri ay yaayu xale xam dañu indi seen doom yi pour ñu faju si pour ñu ñëw ñàkku si te gis ngeen ni bëriwuñu mun nañ ci expliquer si ñaari fànn d'abord am na ñoo xamante ne feebar bi moo tax indiwuñu seen doom parce que ragal nañ ne bu ñëwee fii jëlee fi feebar bi beneen bi aussi suñuy stratégie pour mën a limiter ñin ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi daje dañoo tas journée vaccination yi boo ko defee peut-être à chaque jour ñii ñëw mu bañ a lim bi bañ a néew waaw dajaloo bañ fi bëri daal donc comme ni ma la waxee aussi par rapport ak ñi nga xamante dañ daan faju si wàññeeku nañ comme ni ma ko waxee sànq xëy na dañuy ragal bu ñëwee fii ñu jële feebar bi mais xëy na am na ñoo xamante ne dañuy bañ tamit bu ñëwee fii ñu ne la ah consulter la xool la ñu ne la ah yow de feebar si ñi xamante ne moom moo ne si feebar bi moom moo ne si yow donc ragal boobu noonu moom moo tax aussi ñuy toog seen kër ba tax na impacté na si wàllu fréquentation bi mais aussi wàllu liggéey bi aussi dafay soxla lu bëri par rapport ak recettes yi ñu daan am par rapport ak ticket yi jaay médicament ba tax na aussi day dem évoluer ba weer bu dee motivation yi xam ne moom nga daan jox sa personnel yëpp dafay wàññeeku donc mun nañu wax ne daal côté boobu noonu daal impacté na lool ci wàllu poste bi daal. ci wàllum xale yi rek ndax tey dag ne journée vaccination la am na ñoo xam ne nee nga duñu indi seen ay doom yan gàllankoor rek moo leen ci mën a fekk ci xale boo xam ne dafa toll ci ay vaccination bu mat te mataluloo ko. gàllankoor yi bëri na déjà li may njëkk wax mooy am na feebar yu bëri yoo xam te ne vaccination moo ko fi jëlee donc xale yi bu ñu toogee vacciné wuñu mën nañu jàpp ne feebar yooyu mën nañu ñëwaat si réew mi te mën na doon genre épidémie comme épidémie bi fi mbas mi xam te ne moom moo fi am donc xëy na li ko waral mooy li ñuy dégg ne am na ñuy jóge fa ne di indi yeneen vaccin yoo xam te ne dañu koy testé si nit ñi nañ jàpp ne loolu amul information yoo xam te ne tegul fenn vaccin yi ñu daan vacciné avant mbas mi di fi ñëw yooyu la ñu continuer vacciné amul benn vaccin yoo xam te ne bu bees yoo xam te ne yokku na si donc nit ñi nañ jàpp ne seen doom yi bu ñu waree faju si vacciné na ñëw vacciné boo ko defee protection bi nga xamante ne moom la ñu daan def par rapport ak yeneen feebar yi ñu continuer di vacciner seen doom yi mën leen protéger daal. ci li nga wax rek ne am naa na nit ñi nu ñu ñëwatulee du faju day gàllankoor sax motivation yi nga xam ne daan nga ko jox ñi fi nekk comité de riposte bi rek am na loo xamante ne rek fas yéene woon na ko jox poste de santé yi xamante ne fii la nekk te muy comité boo xamante ne dafa associé woon maire bi ak ñi nga xam ne yeneen ICP yi fi nekk bàjjenu gox yi ak imam yi ci loolu rek nan nga gisee rek comité bi nga xam ne teg nañ ko fi. waaw comité bi moom vraiment am na si solo. parce que dès bi ñu déggee ni feebar mu ngi Sénégal rek état d'urgence commencé na monsieur le maire taxawal na comité bi te gis nañ ne njariñ mu ngi si xëy na li ñu bëggoon suñu objectif premier mooy fexe ba am 0 cas Covid fii si Bargny xëy na loolu nekkul mais yemul foofu kese na lañ mën a fexe de telle sorte que ñi nga xamante ne ñoom ñu am feebar bi ñu mën leen jël ñu mën leen prise en charge. donc loolu ñu ngi si par rapport ak li nga wax motivation xaw na sooxe tuuti te vraiment di remercier monsieur le maire parce que mu ngi ñuy jàppale si côté boobu noonu ba tax na weer bi passé moom xëy na appui boobu bu ñëwul woon dina gën a métti si poste yi donc loolu benn apport la ba nga xamante ne c'est considérable par rapport ak poste yi bu weesoo loolu aussi du côté boobu noonu kese parce que comité bi ñi ko seex comme ni nga ko wax dafa bëri imam yi ñu ngi doxal seen wàll yu si mel ni acteurs communautaires yi ñoom tamit la même chose ñu ngi doxal seen wàll ñoom tamit seen taxawaay am na si solo lool parce que ñoom ñoo dugg si quartier yi di gën a sensibiliser nit ñi si ndigle yi nga xam te ne moom lañ digle pour mën a arrêter mbas mi xam te ne mu ngi dugg si suñu commune daal. am na solo ndax mbooloo mooy doole comme ni ñu koy waxee te bu ñu boolee doole yi rek li ñu bëgg dinañ ko am fi mu toll nii rek ak li nga xam ne mooy vivre avec ndax li nga xam ne moom ngeen daan digle amaana lu ci ëpp di ngeen ko xaw a changer ndax dañuy li nga xam ne dafa tooxoon ñu toog suñu ay kër dafa impacté woon bu bëri rek sooxeel liggéey yu ci ëpp ba président Macky Sall wax ne rek mën nañu dem dund ak li nga xamante ne moom mooy virus bi. dëgg la vivre avec bi. xëy na am na ñeneen ñoo xam te ne noonu am na neneen nu ñu koy déggee parce que ñu bëri bu ñu nee vivre ay dañuy yaakaar ne peut-être feebar bi existé wul woon donc nga bamtu ko feebar bi existé na
feebar bi mu ngi biir Bargny jaruñu di ko nëbb donc vivre avec bi du tee mesures yi xam te ne moom la ñu daan jël ñu continuer ko yu si mel ni raxas loxo yi fu ñu toll ak saabu respecter distanciation sociale moytu mbooloo yi le maximum aussi boole si di toog si kër yi bu fekkee génn bi mënta ñàkk xëy na comme ni nga ko wax ñi nga xam te ne dañuy xëy di dem wuuti mun nañ dem di daan seen doole mais ba tey ñu respecter mesures yi génn yi nga xam te ne mën na ñàkk vraiment mën nañ ko éviter à part ça bon comme ni ñu ko waxee daal nañu vivre avec daal comme ni ñuy dundee yeneen feebar yi aussi képp ko nga xamante ne toog nga sa kër nga feebar mieux vaut nga déplacé wu dem si poste yi ñu xool la taxawal nañu ay cellules si quartier yi de telle sorte que ñooñu mun nañ véhiculer message yi xam te ne moom la ñuy lancé mais aussi jox nañ leen numéro de téléphone ICP yi xam te ne ñu ngi si zone de responsabilité bu ne xëy na comme ni ma ko waxee am na ñoo xam te ne ragal nañ ñëw faju si mais jox lañ numéro ya nga xamante ne képp ko nga xamante ne ragal nga faju si boo toogee sa kër boo wootee numéro yi nañ xool nan lañ mën a def ba déplacé wu wala mën la gindi de telle sorte que nga bañ a toog sa kër bu ko defee ñu mën la prendre en charge daal. léegi rek ci bàyyiwoo leen di wéy di sensibiliser nit ñi ci li nga xam ne mooy VAD yi nan ngeen fas yéene rek di ko defaat ak li nga xam ne mooy vivre avec. waaw wax nga dëgg parce que déjà ak lëkkaloo bi ñu lëkkaloo district sanitaire bu Diamniadio démb rek ñu ngi doon former ay acteurs communautaires si CEVAC yi parce que cellule de veille et d'alerte yi amoon na mais fi mu nekk dañ si intégré relais communautaires yi. Président ASC yi chef de quartier yi en tout cas bonne volonté yi xam te ne ñu ngi ci quartier yi de telle sorte que visite yi ñu daan def ñu di ko continuer xëy na li ci yokk mooy mbas mi xam te ne moom moo xew jamono ji donc message ci loolu lay gën a porter dinañ gën a ñaax nit ñi ñuy continuer mesures yi ñu daan def di raxas loxo yi respecter distanciation sociale yi moytu ndaje yi parce que am na ci solo lool mais aussi VAD yooyu dañ ko tuddee VAD sécurisé parce que tamit foog ñu sécuriser ñi nga xamante ne ñoom ñooy génne di dem fekki askan wi bu boobaa dina soxle ñoom ñu mën a protéger su mel ne ay masque parce que port de masque yi bokk na ci mesures yi nga xamante ne moom lañ digle mais aussi ñoom bu ñu demee puisque dañuy dugg ci askan wi di dugg kër ak kër pour bañ a propager maladie bi. am nay mesures yoo xamante ne démb ci biir formation bi waxtaan nañu ak ñoom pour mën a fexe de telle sorte que ñoom bu ñuy génn ci kër di dugg ci kër ñu bañ a yóbbaale nu mu tuddal sa feebar bi ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a mën a sensibiliser daal. balaa mbas mi rek am liggéey bi mu ngi doon doxee ni mu waree te pharmacie bi nga xamante ne mu ngi ci biir hôpital bi équipe municipale bi dafa jàppale woon poste de santé yu fi nekkoon fii yépp ci dotation médicament ak maternité bi pour rek askan bi bu ñu ñëwee di faju rek mu gën a oyof ci ñoom te comme di nga ko waxee bu ñu ñëwul lu bëri amaana garab yu ciy bëri est-ce que du am problème ci lu mel ni day garab yi dootuñu ko mën a jëfandikoo te ak yooyu. waaw li nga wax dëgg la parce que déjà bu weesoo appui bi nga xamante ne maire mu ngi ñu koy jox ci wàllu garab chaque année. li ñuy jëndee garab mu ngi dépendre ci recette yi ñuy jaay ci wàllu garab donc c'est normal que nit ñi bu ñu ñëwul faju see garab bu génnewul nañ am difficulté déjà balaa garab di fi nekk pour dem jëndi garab donc bu ñu jëndee garab yi aussi bu ñu gisul personnes yi nga xam te ne ñoo ko utiliser le fait que garab di fi des à long terme mën na ko gàllankoor de même que aussi date de péremption yooyu noonu yëpp donc loolu lépp mën na gàllankoor daal ci par rapport ak liggéey beeg garab yeeg yooyu noonu daal. ci wàllu ndimbal boobu rek ba léegi ndax nee naa la balaa mbas mi rek poste de santé yi dañuy wëyu ndax nit ñi da ngay toog sa yaram di sutante ngay ñëw di ko xool se looloo waral rek maire bu Bargny équipe municipale bi fi nekk duñu tàyyi mu ko di accompagner poste de santé yi fileeg ay fan yu néew rek dinañ leen jébbal li nga xamante ne moom mooy dotation bi jógee fële ca PNUD ñu jagleel ko commune bu Bargny mu ngi fële rek ci mairie bi dinañ ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy poste de santé yi fi nekk ci ay jumtukaay yu ci mel ni rek yére yi ñuy sol pour mën a gën a fàggandiku rek ci mbas mi ak yeneen yu ci mel ni rek ay gel ay masque ak lépp loo xamante ne rek poste bi yeyoon na ko rek dinañ leen ko jox kon mu mel ni rek ICP fi mu toll nii daanaka rek matukaay yu ci am yëpp mairie bi jël na ko. waaw dëgg-dëgg wax naa ko sànq depuis mbas bi mu commencé ñu ngi jàppale ci côté bépp
déjà lu jëm si wàllu masque comme ni ko waxee gel savon liquide pour ñi mën a raxasoo yooyu yëpp maire bi jox nañu ay dons yoo xamante ne jàppal nañu lool xëy na loolu lépp bu doon génn si budget si poosu poste bi na doon diis lool ba tax na vraiment comme ni ma ko wax sànq ñu ngi remercier monsieur le maire ak équipe am carrément mais comme li nga wax donc punit boobu noonu bu ñëwee aussi day gën a renforcer système bi ñu mën a def ba mën a riposte contre Covid-19 bi parce que comme ni nga ko waxee tey jii poste yëpp am nañu salle yi nga xamante ne salle isolement la pour benn malade boo xamante ne suspect ñëw na si poste yi ñu mën ko isoler mu bañ a jaxasoo malade yi nga xamante ne kenn suspecté wu leen donc loolu tamit dañuy gën a permettre ñun ñi nga xamante ne ñu ñooy dem si ñoom di leen soytu ñu mën a protéger wu parce que tamit du population bi kese le personnel soignant aussi ñoom tamit ils sont exposés donc ndimbal boobu bu ñëwee aussi dañuy gën a dooleel ñun si suñuy liggéey gën ñu may fit aussi ñu mën a jàkkoonteel ak problème bi pour dëgg-dëgg mën fi jëlee mbas mi daal voilà. ñu bàyyi la rek nga wëyal li nga xam ne mooy liggéey bi ndax nee nga tey journée vaccination la te gis nañu xale yi ak seen yaay ànd di dugg fi nga xam ne rek mooy salle bi ju fekk bàjjenu gox yi ak ñooñu lan ngay tàggatoo wee rek ak lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay seetaan si waar wi santé. waaw li may wax yaakaar naa moom lañu yàgg di wax boo taalee télé yi moom la ñuy wax rajo yi la même chose nañ respecter mesures barrières yi nañuy raxas suñu loxo fu ñu toll ñi xam te ne ñu ngi ci seen bërëbu liggéeykaay yi ndox ak saabu sori leen nañu utiliser gel hydroalcoolique ñu moytu de maximum ndaje yi sànq wax nga ko vivre avec tax na mesure bi ñu ko levé ba léegi gis ngeen terrain yi ñu ngi bëri plage yi aussi ñu ngi bëri ay nit loolu peut-être mun na gàllankoor xeex bi ñu xeexa mbas mi donc ñii nañ def ndànk ñu jéem a xeexa mbas mi fi nekk bu fi jógee laa ñu continuer suñu activités yi nga xamante ne moom lañu daan def mais aussi yaay yi xamante ne ñoom ñoo war a ñàkk yóbbu seen xale ñu ñàkk leen que ça soit pour santé Ndiolmane wala feneen dañ leen yóbbu ñu ñàkk leen li ñuy dégg ci réseaux sociaux yi wala feneen loolu amul ma baamtuwaat que ñàkk yi ñu daan ñàkk avant mbas mi di ñëw moom la ñuy continuer di ñàkk te xam nañ ne ñàkk yooyu noonu aar na ñu bëri ci àdduna bi en plus aussi ñi nga xamante ne ñu ngi feebar tëdd seen kër yi nañ ñëw faju ci bu ñu amul nu mu tudd sax soit bu fekkee dañuy ragal ñëw faju ci nañ jege seen quartier yi seen délégué de quartier yi wala seen bàjjenu gox yi relais yi ñu mën leen jox numéro yi nga xamante ne ñoom la ñu mettre en disposition bu defee ñu mën a xam nan lañ mën a def pour déplacer wu mën leen xool waaw li ma mën a sama dernier cadeau daal mooy ñu góorgóorlu vraiment di remercier l'équipe municipale te di leen ñaan ñu gën a yokk daal ci li ñuy jàppale di leen remercier aussi ci teewaay bi ngeen fi teew ak seen émission bu am njariñ daal jërëjëf. mu nekkoon rek Idrissa Diémé nekk ICP rek fii ci poste de santé bu Ndiolmane dégg ngeen rek li mu wax mu mel ni ndimbal bi nga xam ne rek waa PNUD jox nañ ko commune bu Bargny ñëw na ci waxtoom te li mu ko waxee bu ñëwee dina gën a dooleel rek liggéey bi gën koo dëggal kon ñu demaat rek xool ji ñi nga xamante ne tamit bokk nañ ci ñi di xeex mbas mi te nekk fi muy waa Croix-Rouge ndax ñoom rek nee naa la askan bi moo leen fi tax a toog te dañ fi am liggéey bu ràññeeku rek fépp foo xamante ne fa lañ dem rek dañ fi taxawee nu mu waree te Boss Diagne jiite leen kon toppaat leen ñu ci waar wi santé ba léegi rek ñu dem fële rek ci waa Croix-Rouge. ci jàngoro yi di leen aar seen njaboot ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare comme ni ñu ko junjee woon rek fële ca poste de santé bu Ndiolmane yegsi nañu rek fi nga xamante ne ñoom waa Croix-Rouge fii la ñuy campé bi mbas mi amee ba léegi rek fii la ñuy toggee lépp lu ñuy def muy seen ay activité fii la ñu koy amalee ñoom nag bi mbas mi amee fii ci commune bi am nañ ci taxawaay bu am solo ci dooree ko rek ci sa ay sensibilisation ci ay joxe ay masque ci lépp loo xamante ne rek buñ ko defee askan bi dinañ mën a fàggandiko ci feebar bi rek ñoom waa Croix-Rouge ci la ñu nekk ki nga xamante ne nag moo leen jiite rek moom mooy Boss Diagne Boss nuyu naa la. maa ngi lay fay di nuyu képp koo xam ne mbootaay la ci Bargny autorité ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les volontaires de la Croix-Rouge ak képp koo xam ne soppi Croix-Rouge Bargny nga
leen di nuyu ñoom ñëpp di leen fay. rek bi mbas mi amee fii rek xale yi nga àndal rek am na loo xamante ne moom la ñu door di def lu ci dooree rek raxas loxo yi ak joxe li nga xamante ne moom mooy ay masque boo ñu ci mënee ñëw rek activités yi nga xamante ne rek dëgmal ngeen ko. waaw depuis bi ñu déclaré na Covid 19 bi mooy mbas mi commencé na ci Sénégal c'était au mois de mars mais ñun depuis mois de février la ñu commencé di former nos jeunes parce que y a des éléments yoo xam ne ñu ngi Croix-Rouge Bargny ñu ngi dans les CTE yi nekk au niveau de Diamniadio ñu ngi en même temps au niveau dans les hôtels mais le reste li équipe bi des à Bargny ñu leen doon former nan la ñuy waxee ak population bi nañ la ñuy sensibiliser si lañ commencé dem si marché yi dem si garage yi di waxtaane nos camaraderies parce que on a des camaraderies dans les écoles sensibiliser population bi lavage des mains port du masque ak nan la ñuy mën a maytoo mbas mi quoi te je pense que ne boobu ba léegi ñu ngi ci après bi ñu déclaré ne nag vraiment officiellement le premier cas au Sénégal mu doonoon ay cas yoo xam ne amoon na des cas contacts des cas suivis bon boo xoolee ci Sénégal ci région de Dakar ci département de Rufisque li nga xam ne moo nekkoon les premiers cas ak contacts suivis yi nekkoon ci département bi Croix-Rouge Bargny moo ko doon suivre cas yooyu di dem seeni kër di dem ñëw c'était le 1er mars les premiers cas vraiment xale yi ci loolu lañ nekk di yëngatu depuis lors. mel ni rek bàyyi leen benn yoon rek li nga xam ne mooy xeex bi mais fële rek ca district sanitaire bu Diamniadio comme niñ koy waxee di ci jaajëfal rek ki nga xam ne mooy docteur Bouna Sarr taxawaay bi nga xamante ne rek am na ko ci commune bi ak lépp loo xam ne boole nañ ko ci Croix-Rouge Bargny tamit dafa am taxawaay bu am solo ñu ci mel ni rek say éléments yi fa nekk am na liggéey bu ñu fay def bu mucc ayib. waaw c'est-à-dire que bi ñu déclaré ne Covid bi am na rek le maire de la commune de Bargny dafa oote benn réunion d'urgence convié c'est la Croix-Rouge ak relais yi bàjjani gox yi quoi mais bi ñu ñëwee ñun dañ si amoon benn rôle principal mooy li ma la wax sànq si njëlbeen gi parce que dafa amoon des cas suivis yoo xam ne ñun ñoo ko géré woon ñun ñoo doon dem si kër yi di leen xool di jël seen température di leen nemmeeku di rendre compte le médecin chef de district de Diamniadio bi ñu demee ba foofu la ñu soxle 42 hygiénistes mooy ñiy désinfecté fépp fu malade jaar fépp foo xam ne malade yi dañ fay regroupé fépp foo xam ne contact yi dañ fa nekk ñun ñu amoon si ñoo xam ne ba ni may wax ak yow nii ñu ngi au niveau de l'hôpital Diamniadio nekk fa di fa liggéey depuis 5 mois ñu ngi foofu si collaboration avec le médecin chef de district de Diamniadio docteur Bono c'est un gars qui est tellement réceptif te que lépp loo xam ne si luy jëmal avancement santé moom du ci xaar quoi moo waral bi mu ñu demander des éléments ñu envoyé ko ay éléments yu nekk foofu au niveau de Bargny mais terewul nag Bargny ñun suñu wàllu bopp ñu mobiliser wu les jeunes yi ngay gis ñu toog nii ñoom presque tous les jours ñu ngi ci activités yi ñu ngi def sensibilisation ñu ngi waxtaan ak population bi loolu moo waral sax le maire de la commune de Bargny jox ñu kër gi ñu toog nii jox ñu ko mu doon suñu permanence te loolu quoi ñu ngi ciy liggéey te bon vraiment boobu ba léegi am nañ ci résultat yu ñu ciy gis quoi loolu la. nee nga ña ngi leen nekk fële di sa ay ndaw yu fay liggéey fële ca district bu Diamniadio dañu dem rek jàppale leen ci liggéey bi kon ñoom xam nañ rek li nga xamante ne moom mooy feebar bi lu fi nekk la ñi nga xamante ne dañuy wax naan feebar bi amul te ñoom ñooy ay doomu Bargny nekk fa yow tamit ngay di fa dem tamit di gis li nga xam ne moo fa nekk lan nga mën a teg rek ci ñi nga loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan ci mbas bi. je pense que ne ku ne feebar bi amul pour man da nga bëgg a wax ne yàllaa ngi nii nga ne noo amul te xam nga chaque jour suñu borom teg ñu naxar teg ñu mettit teg ñu xam ko mais ku ne feebar bi amul mais ñun ñi ci nekk di liggéey ñun ñi ci nekk di enterrer les morts ñun ñi ci nekk di décès bu am ñun ñoo koy rob ñun xam nañu feebar boo xoolee si biir Bargny Croix-Rouge Bargny rek yaa naa 2 infirmiers ñu ngi foofu. bu ñu xëyee 8h du matin demee 8h du matin la ñu xëy yaa na 4 hygiénistes ñu ngi au niveau de CTE de Diamniadio mooy hôpital enfant mère enfant bu Diamniadio bi nga xam ne les malades foofu lay nekk ñun Bargny am nañ fi benn part de responsabilité parce que man mi toog ni maa nekk président Croix-Rouge département de Rufisque ni ma nekkee prix noonu laa nekk comité local de Bargny mais si foofu boo xoolee 72 éléments ñoo fa nekk si 72 éléments yi lu mu dee rek Bargny am na fa 8 yoo xam ne ñoom ñooy yor lépp loo xam ne mbirum hygiénique la mbirum infirmier la am nañ ci doomu Bargny mais ku nag jàngoro bi amul
da ngay wax loola neex franchement parler man temps yi passé ni benn sensibilisation maa ngi koy def man ba doomu Bargny bu na amul rek nañu xaar mais ñun ñi nekk ci malade yi mais après bi ñu déclaré na Bargny y a des cas ñu su bare gëm nañ ko xëj na bon ñenn ñi ñoo xaw a dëgër bopp rek mais vraiment moom ku na amul moom jamono ji ñu toll nii da ngay wax loola neex rek mais ñun ñi nekk ci métier mi di ci def di ci nekk di ci liggéey nekk ci amatuñu njaboot y a des jeunes yoo xam ne ñu ngi si hôpital bi depuis 4 mois mun ñu ñibbi seeni kër ñoo xam ne ñu ngi dans les hôtels depuis 5 mois depuis le mois de mars mun ñu ñibbi seeni kër ñu ngi toog fa te ay doomi Bargny la am na ñu fa nekk dans les hôtels y en a 6 yoo xam ne ñu ngi si hôtel yi ñoom ñooy surveiller les malades ñoom les contacts ñoom ñoo leen di suivre matin et soir jël seen température jël seen lépp lu ñu soxla ñoom ñoo ko da nekk ak malade mais kooku bu fekkee ne yow da nga ko bëgg a tegaat beneen coono nga ne jàngari ji amul nga dem nekk ak contact ak les malades mais ñooñu ngay bëgg a yor mais ñun ñi nekk dans le métier on sait moo tax nag ñun ñi ko xam ñu dugg ci population bi dugg ci nit ñi di wax ak ñoom fépp foo xam ne xam nañ am na site boo xam ne bu ñu fa demee nit ñi ñu ngi fay regrouper ñun dañuy dem foofu toog waxtaan ak nit ñi war na feebar bi nii moo am ni moo am souvent damay tooñ kenn sax ne la boo bëggee kaay ma yóbbu la nga toog fa 2 jours après ñu tëye la fa 21 jours nga xool ba xam ndax maladie bi am na wala amul am déet mais ça existe franchement. li nga wax rek ci cadre yéen yéenay enterré ñi nga xamante ne dañoo génn àddina ci feebar bi te boo xoolee rek léegi li ñu wax vivre avec dafa mel ni nit ñi ñu ngi delluwaat ca la ñu nekkoon ndax boo xoolee lu ci mujj enterrement yi fii am fii nit ñi dañuy dem ba jéggi dayo ñu ci ëpp sax masque yi duñ ko takk bàyyi nañu ko ndax dañu wax ne rek ñu ci bëri comme ni nga koy waxee gëmuñu li nga xam ne moom mooy feebar bi am na fi. waaw dañuy xam nga nit lu mu gëmul rek pour nga nax ko dindi ko si dafay metti mais bu ñu naxatante ne parce que mas naa ko si wax si benn émission man waa Bargny bon vraiment nit ñu neex waxal lañu xëj ni ni ñuy waxee ñoom communication bi mooy jaare ko te mais bu ñu waxee ñoom dinañ mën a comprendre vous voyez que ne tey yàlla traité que district de Diamniadio amagul un décès si Covid 19 mais yàlla traité que bu amoon tey un décès sur le Covid 19 du benn imam du benn nijaay bu mën a taxaw pour enterrer corps boobu seuls les éléments de la Croix-Rouge ñoom ñoo koy def mais loolu rek coono la coono boobu nag yow nga ne sa feebar bi amul te boo xoolee ñi muy faagal yëpp ay mag la kese man xale bu góor ma nekk xale bu góor war a aar sama bopp aar sama njaboot aar sama maam aar sama yaay léegi man maay dem di andi te rassemblement yi ñuy def amul benn njariñ boo xoolee léegi géej temps boo demee day fees tel ngoon gi soo demee dans les lieux yoo xam ne classe yi nga xam ne fa la ñuy dem lu nekk lañ fay def terrain football yi dafay fees loolu nag ñun xale yu góor yi ñun ñoo si war a mën a jël suñuy matukaay si Bargny je me rappelle en 93 en 92 bi choléra bi duggee Bargny benn zone la dugg à Bargny géej faagaagal fa ay xale yu dul jeex le pourquoi parce que ñun population Bargny ni ñuy dëkkee la te bu ñu deful attention benn épidémique bu duggee si suñu zone bi da ñëpp lay sonal booba nag ñun ñoo war a jëkk des premières personnes yoo xam ne ñoo war a jël des barrières avant tout raison boobu nag moom moo tax ñun Croix-Rouge ñun suñu stratégie mooy que un volontaire un maison nan ngay mën a sensibiliser sa population moo tax ñun suñuy dem suñu sensibiliser dañuy jël suñu matukaay yëpp dem sensibiliser ñëw toogaat tey bu fekkoon ne tey dañu amoon benn décès rek man Boss Diagne wala beneen élément Croix-Rouge ñoom ñoo koy rob du keneen si Covid 19 laa wax de. ci lu soxla rek district bu Diamniadio. si bu doonee Diamniadio le médecin chef dafa déclaré ne kii kat Covid 19 bi moo ko faagaal service d'hygiène day ñëw désinfecté pare na si chapeau day ñëw évacuer bu si buntu armère yi pare na si Croix-Rouge mooy enterré. Croix-Rouge ni muy enterré su fekkee ne musulman nga li ñuy defal musulman loolu lañ lay defal ni ñuy sange jullit noonu lañ lay sange ni ñuy laxasee jullit noonu lañ lay laxasee bu doonee chrétien coutume bi li nga doon ñun moom lañ lay defal mais façon enterrement bi mooy wóote parce que la profondeur la ñuy laaj mais lépp lu ci war dañ koy def moo waral temps yi passé nii ñu attaqué ñu jàmm gën attaqué ñu foofu si biir 6 ñooñu am na 4 ñoo xam ne Bargny lañ dëkk si volontaire Croix-Rouge Bargny lañu ñoom ñooy def tout ce qui entraînement moo tax léegi bu ñuy rob doo déggee ñu ne suba am na ko dee suba lañ koy robi bi ñu attaqué ba léegi. dañuy enterré ba pare doo ko wax ne am na. enterré nañ ba pare moo waral na Croix-Rouge rôle bi muy joué actuellement si Covid 19 bi dafa am solo
parce que lépp loo xam ne ba muy metti sa njëlbeen nga waa Croix-Rouge rek nga doon gis doo gis keneen ñëpp dañoo dawoon infirmier médecin tout mais seule la Croix-Rouge moo nekkoon sur place dans les hôtels au niveau des CTE yor tout ce qui est hygiéniste suivi des malades yooyu yëpp ñun ñoo ko yoroon ñun nag Croix-Rouge Bargny dañ si amoon benn rôle bu am solo boo xam ne boo amoon nañu les éléments yoo xam ne les premiers loolu lañ nekkoon en collaboration tamit avec le médecin chef du district de Diamniadio boo xam ne vraiment am na gis-gis bu am solo si santé si département bi. li nga xamante ne rek mooy wàllum sensibilisation comme niñ ko waxee yéen Croix-Rouge mosu leen ko bàyyi te ci ngeen nekk ba léegi rek balaa ñu laa bàyyi rek nga wax ñu yan matukaay rek ngeen di jël ak fi mu toll nii li ñu wax rek nañu dund ak moom nee naa la nit ñi lee pour nga dox sax daje ku takk masque bëreetul lu ci ëpp ndax ni ñu koy waxee rek lépp dañ ko bàyyi ndax couvre-feu bi yokku nañ ko tijji nañ rek li nga xam ne mooy frontière bi dem la dikk beeg yëpp bokkaat na si li nga xam ne mooy dund gi Croix-Rouge tey nan la nar a fas yéene rek taxawal askan bi. waaw loolu moom ñun moom defe naa duñ si mas a jóg ndax tout récemment ni avant les ouvertures des classes ñun defe naa assainir nañu 8 écoles 8 écoles de Bargny ñun ñoo ko nettoyé 8 écoles yëpp ñun ñoo tey c'est pas la première fois ñuy def loolu je pense que ne avant chaque ouverture des classes dañuy nettoyer écoles yi def lépp beneen bi bu ñu commencé suñu première sensibilisation booba sax bon nit ñi waxaguñu sax Covid bi naan carrément ay 20 cas moo amoon fi naa marché Bargny ñun ñoo fi jóg a dugg jël ay barrière waxtaan ak nit ñi ñu teg ko fi demaat tamit au niveau de garage Clando teg fa benn lavoir dem 74 bi dem 60 bi yooyu yëpp bu wax nit ñi nan la ñuy maytoo yooyu yëpp ñu ngi koy def et jusqu'à présent je pense que ne dimanche samedi prochain la ñu am benn activité pour nettoyer tous les morgues de Bargny. parce que le pourquoi parce que microbe dafa gaaw virus dafa gaaw propagé wu moo tax ñun site yooyu nga xam ne dañ fay dajale ay kii ñun dañ fay dem tout le temps finalement samedi bii lañ programmé tous les morgues de Bargny dem désinfecté ko nettoyé ko raxas ko mu nekk c'est pas la première fois ñu def ko parce que def naa plus de 12 fois chaque année chaque 6 mois ñu dem nettoyer les morgues moom la ñuy def port des masques nag ñun ko ñu gis ci mbedd mi solo masque ñu wax la ne la ah da nga war a sol masque. man su ma nekkoon Macky Sall xam nga lan laa policier bu nekk ku ñu gis na takkuloo masque ñu jàpp la comme que sénégalais yi dégguñu ñu def loolu frontière bi ñu tijji nii élément Croix-Rouge actuellement nii tout ce qui est retour des daara ñun dañ ci bokk dañ ciy participer parce que kii toog nii yàggul ñëw def na camp 10 jours yi mu def yëpp ay taalibe yi lañ doon dox digi ay enfant taalibe lañ doon ramasser ci mbedd yi di leen dajale di xool seen retour nu muy demee yooyu yëpp ñun dañ ci bokk te sensibilisation boobu chaque fois day ñëwaat te duñ ko mës a arrêté parce que loolu moo tax chaise bi ñu toog nii chaque 2 jours on est là parce que bu ñu toogee fii rek dañu am benn programme benn activité bu ñuy préparé wu te permettre nañ tamit ñu suñu activité ñu mën ko mener à 100% te vraiment loolu regretté wuñu ko quoi parce que ñun Bargny lañ dëkk te ay doomi Bargny rek lañu amul keneen ku ci wàllu waan boobu premièrement ñoom ñoo war a nekk en première te lan moo waral loolu mooy que dafa am benn devise boo xam ne moo ñu sos ñun ñëpp. devise bi lu mu doon. c'était mon action est sans frontière moom moo ñu tëgg beneen bi c'est lan ma race ma patrie. ñun loolu moo ñu tënk te sàkkaw ñu ne kii joolaa la kii séréer la kii njaago la kii mandenka la kii parti socialiste la bokk kii APR la bokk kii PDS dañ ñu ko tere ñun askan wi moo ñu tax a jóg waaw. di la jaajëfal Boss Diagne. waaw di terminer di remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont soutenus bon en premier lieu le maire de la commune de Bargny bon bi nga xam ne moom xam na suñu taxawaay ci biir Bargny. mu waral bi mu ñu jëkkee jox bibliothèque ñuy defar bibliothèque mu ñëw joxaat ñu fii ñu nekk mu am des personnes yoo xam ne ñu ngi à Bargny mun ñu leen fàtte parce que boo xoolee am na matériel bu bare ñu ngi koy recevoir commune bi lépp lu doon matériel moom franchement bu ñu démarré jox nañ ñu ko waaw mais am na nit ñoo xam ne dañuy jox discrètement te bëgguñu sax kenn xam ko mën ni comme Amady Gueye président bu juré bi kaw moom macha allah mën ni Kabir Ndoye kaw tey macha allah ñun ñaanuñu kenn. mais dañ ne Croix-Rouge pour mu avancer il faut ngeen jàppale leen jàppale bi mooy loon parce que ñoom lépp lu ñuy def ci askan wi lañ koy defee parce que ñii rek nekkuñu fi xale yi toog nii ñoom 50 lañu maire yi 30 lañu am nañ sama classe gi c'était une vingtaine
y a les camaraderies mooy ñuy défilé ngay gis noonu 400 lañu boobu la Croix-Rouge de Bargny a besoin de la population si lan pour ñoom ñu dëgg ne ñun li ñu leen di wax amal na leen njariñ parce que mbas mi ku na amul rek daf la jàppul wala dangaa demul fa malaati nekk nga gis ko mais ñun ñi fay dem suñu ñibbisee matukaay bi ñuy jël pour nekk ak suñuy njaboot rek tax na ku nekk maytu waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ne waa Bargny nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que xam nañu gis-gisu Croix-Rouge te nit ñi jàppale Croix-Rouge gis nañ ko di remercier les parents des éléments yi parce que des fois dañuy guddee àll dañuy toog ci activité ba heure yenn yi te amuñu ci seetlu di remercier tous les volontaires de la Croix-Rouge du département de Rufisque en particulier ceux de Bargny merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf rek ki nga xamante ne moom mooy Boss Diagne nee naa la wàllu sensibilisation ak ñaax askan bi rek yàgg na ci ñoom mbas mi da leen ci fekk te dégg nga li mu wax rek dal na xel doomu Bargny ya nekk fële ci district sanitaire bu Diamniadio ñu ngi fay def liggéey bu mucc ayib di leen ñaanal rek fa ñu dem rek am fa taxawaay ba li nga xamante ne moom mooy Covid bi rek ñu bañ ko faa jëlee ñibbiwaat ci seen njaboot rek si jàmm ndax dañ naan liggéey ak askan bi rek ci jaamu yàlla la bokk te moom da koy faral di wax moom tonton Boss Diagne gis ngeen tamit nee naa la wàllum équipement bi mu wax équipe municipale bi rek jot na ndimbal bi nga xamante ne moom mu la waa PNUD joxe ñoom dinañ ci am wàll ndax yére yi nga xamante ne ñoom moom la ñuy sol fële rek ca district ba jox nañu leen ko te dinañ leen ko indil rek ci lu yàggul dara ñoom ñu mën kaa jëfandikoo ngir seen liggéey rek gën a mën a jëm ci kanam ak lépp loo xamante ne rek baax na rek ci ni ñuy xeexee rek li nga xam ne mooy mbas mi rek am na fi équipe municipale bi nag teg na fi li nga xam ne moom mooy comité de riposte bi comme ni mu ko waxee lépp lu muy def ak lu muy yëkkati rek dina leen ci wax ñu xool nu ñu koy doxalee rek pour mu mën a jariñ askan bi kër nag boo siy dugg rek da ngay jaar ci bunt bi ci bunt boobu lañ leen fekk rek ñoom ñu toog kon ci kër googu rek la ñuy tëjaatee bunt bi nga xamante ne moom mooy waar wi santé ñu amaloon ko rek tey jii si poste de santé yi fi nekk ak maternité la ñu ko dooree dem nañ ci poste de santé yu nekk fii ci commune bu Bargny lii nag moo doonoon seen émission waar wi spécial wàllum kër docteur di waar wi santé di leen jox dig daje fileeg ay fan yu néew ci beneen waar bu ñu war a dóor